asalaamaaleykum suñu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan fii ci Khass TV ak suñu mbokku internet yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel saa su ne ci programme yi ni muy déroulé li ci gën a am solo nag gannaaw ba ñu leen nuyoo ku si nekk sa tur ak sa sant rawatina ñi nga xam ne ñooy les sénégalais de la diaspora ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi dañuy daal di ñëw dellusiwaat rek ci seen émission bi nga xam ni mooy yaatal géew bi yaatal géew bi tey nag ñu fas yéene ànd ak koo xamante ni ji yaakaar naa ni suñu ko joxee li nga xam ne mooy kàddu gi dina am ñu ko ràññee ñu bari à travers ci li nga xam ni mooy activités yi nga xam ni mi ngi koy def mu nekk lu am solo rek te mu jëmee ko ci société bi kon ci kanam tuuti rek incha allah dañ koy daal di jox kàddu gi muy monsieur Ibrahima Gningue nga xam ni moo nekk directeur général bi nga xam ni moo jiite PVG du Plus Value Group nga xam ni mi ngi liggéey ci ay fànn yoo xamante ni ji fànn yu am solo la ci li jëm li soqali dundu doomu aadama ci biir société bi kon ci kanam tuuti Olof Njaay nee na tungu ni teew ñuy nataal dañ seq ak moom ay laaj ak tontu yoo xam ne ji dana gën a leeral li nga xam ni mooy yëngu-yëngu yi muy amal ci kii bi nga xam ni ONG bi nga xam ni moom la jiite kon monsieur Ibrahima dañuy jox kàddu gi rek nga nuyoog askan wi nuyoog mbokki téléspectateurs yi. jërë ngeen jëf yéen waa Khass TV ñu ngi leen di dalal bu baax a baax di rafetlu seen teewaay di tàmbalee nuyoo jullit mooy asalaamaaleykum di nuyu comme ni ñu ko faral di defee kilifa diine yi njëkkee ko ci fi nga xam ne mooy suñu yaakaar muy Touba di nuyu sëñ Muntaxa di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér jaar kër ëttu maam Seydi Haj Malick ziar sëñ Babacar bu baax a baax di ko ñaanal mu yàgg fi lool di ñaanal kilifa aada yi di ñaanal réew mi di ñaanal njiitu réew mi ndaxte réew boo fa nekkee dafa am yu ko tënk muy kilifa diine kilifa aada ak ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite réew mi muy président Macky Sall di ko ñaanal bu baax a baax di wax ne nañu tàmbale rek ci bisimilahi rahmaani rahim jeexal ci alhamdulilahi rabil alamin xam naa dañuy tàmbalee ci suñu jaar-jaar bu ñàkk solo la ndaxte ay taalibe lañ juddoo dëkk fu ñuy wax Gànjaay jànge fa yàlla dogal ñu agsi Ndakaaru def fi suñu formation fu ñuy wax IPE am fa master 2 en commerce international bañ fa pare def liggéey nañ ci ay entreprise yu bari waaye fañ ca gën a mën a wax rek mooy PCC yi di leen jaajëfalaale di gërëm tamit occasion bi dama ci profito di gërëm waa IPE yi nga xam ne mënuma wax te jaaruma ci Abass Fall moom mooy coordonnateur Pastef moom mën naa ne moo ma jàppale ci lu bari orienté ma sax ba ma def tey jii li may def nii bokk na ci ñi ma ci orienté ak directeur Daour Diop donc pour l'instant loolu la ñu mën a waxagum comme wax sa bopp day xaw a doy waar te sasoo wuñ noonu daal donc ci loolu lañ mën a wax di gërëm nag di nuyu tamit suñu sëriñ ndax mbir moom boo ci dugg foog nga jaar ci bunt bi muy sëñ Chérif Mbacke ibnu sëñ Fallou moom mi nga xam ne moom lañ jox musée du mouridisme mu war koo taxawal maanaam lépp loo xam ne bagage la boo xam ne sëñ bi jëfandikoo na ko moom lañ ko jox pour mu rassembler waat ko ci biir Touba maanaam def fa benn musée ba nga xam ne murid yëpp lay sagal ñu ngi koy ñaanal Mbacke Balla Aysa yan bi woyof lool ci moom te Serigne Touba taxawu ko ba mu àggali ko waaw jërë ngeen jëf. ci loolu mën nañu xam ci laaj bi ñuy doore rek mooy li nga xam ni moo lay inspiré ba tax nga jëmmal taxawal maanaam li nga xam ni mooy groupe bi di PVG du Plus Value Group nga xam ni li ci joxeñu ak li ci ëmb yëpp yaakaar naa ni dinañ lay bàyyi rek nga daal ci indi ay leeral ci ndortali ba fi nga toll nii. d'accord Plus Value Group ginnaaw bi ñu jàngee ba noppi ba liggéey ba am expérience dafa am occasion bu ñu am ci ay biir formation interne ci biir entreprise ñu am occasion bu mel ni def yu mel ni ay coaching bi ñu ko defee ñu bëgg ko lool fekkoon nag communication nekk suñu yëf ñu bëgg ko lool aussi bañ ci jógee daal ñu gis ne lu mel ni Sénégal soxla nañ ko
ñu tàmbalee di déglu doomu aadama yi ca bañ ko tàmbalee mu nekk 2016 mën naa ne sax 2015 waaye officiellement 2016 lañ ko tàmbale ci lañ tàmbale di déglu doomu aadama yi di leen tàggat di def ay séminaire di leen tàggat coaching en développement personnel et en prise de parole en public li nga xam ne moo gën a tax ñu def suñu liggéey ci loolu mooy dañoo gis ne doomu aadama yi amuñ occasion xam lan mooy njëriñu kàddu la parole parce que gëm naa ne bu ñu demee ba ci biir bañ gën a wax dinañ xam ne kàddu mën naa remplacer perfusion kàddu mën naa remplacer dem hôpital parce que nit ki bu fekkee may nañ la occasion nga mën a yebbeeku wax li nekk ci yow loolu la muy liggéey ci yow gëm naa ne askan wi tey dinañ ko xam te dinañ ci mën a jëriñu. mais mu nekk lu am solo ci maanaam ci gis-gis ak tamit ci jëmukaay si niñ ko mën a tënkee tey ginnaaw ba ngeen sosee lu nu mel taxawal ko ndax mën nañu xam bi ngeen dooree liggéey bi ba léegi yéen a ngi am li nga xam ne rek maanaam mooy résultat si niñ ko mën a waxee. waaw mën naa ne ñu ngi am résultat ndax moo waral tey sa teewaay fii te comme ñun dañoo am nu ñu baaxoo mooy dañoo gëm ne tepp-tepp moo gën yuréet ndaxte ba ñuy tàmbale ci ay salle lañ nekkoon ay 10 personnes ñoo ñu fa doon fekk ñu leen di defal séminaire des fois sax duñ ñu sax fay boobu amour baa ngi fi mais comme li may wax jeunes yi rek boo leen bëggee ñu seen liggéey barkeel da ngeen ci nangoo maye. wala des fois sax ñu mel ni ñu lay nax ndax des fois nit dina la au séminaire ba nga ñëw ngay ñibbi du la sax jox paas ci loolu lañ tàmbalee nekk ci saal yi sama xel dem na ci ki nga xam ne mooy sama actionnaire muy Souleymane Diouf sama assistante di Aïcha Thiam dañ cee jàpp lool dañ doon toog sax ak suñu ki nga xam ne ndeysaan muy Adama Mbaye moom it ci équipe bi la bokk ñu nekkoon équipe ba nga xam ne dañ doon toog suñu añ jotee ñu yéey caaf tellement que da doon dëgër ci ñun amuñu woon occasion am mbooloo mi nga xam ne moom lañ soxla woon ndax boobu suñuy début la woon comme li ñu naan tout début est difficile waaye nag ci la ñuy raam di góorgóorlu ba tey ji gëm nañ ne Sénégal ñu ci bëri xam nañ ñu parce que ñu ngi def ay séminaire partout te it ñu ngi ci télévision yi di def ay chronique donc loolu kon mën naa ne sant nañ yàlla ndax am nañ ci résultat di ñaan yàlla nag mu yokk ko à travers tamit Khass TV bi ñu am ci yokkute bu wér comme yéen it ñu ñaanal leen ngeen am yokkute bu wér. loolu am na solo est-ce que mën nañu jàpp tamit depuis bi ngeen commencé gis maanaam retombées yi ci li parcours bi ngeen jot a def ndax mën nañu xam nan ngeen di def ba am contact yi mu soit mu nekk entreprise wala mu nekk benn groupe de personnes boo xam ne dañ leen solliciter ci benn gox wala ci benn kër wala sax ci benn quartier. léegi loolu yéen naka ngeen ni def ba am contact yooyu. waaw loolu lu yomb la liggéey rek xam nga ñun dafa am benn stratégie bu ñu jël xam nga ci marketing dañ naan bouche à oreille ñun loolu lañ adapté dafa am solo c'est-à-dire ñun la satisfaction du client moom moo ñu ñor c'est-à-dire un client satisfait moom moo lay andil yeneen client ñun dañ doon def bu ñu defee séminaire c'est-à-dire ñi nga xam ne ñoom lañu defal séminaire ba ñu pare ba jox leen seen attestation ñooñu ñooy dem andil ñu yeneen nit soo ci xoolee c'est-à-dire même internet bi sax bariwuñ fa woon trop visibilité parce que dafa am lu ñu gëmoon dañoo gëmoon ne képp ku dox ba fekk suñu fii di nga ñu andil keneen parce que boobu ci li ñu gënoon a accès sax mooy tàggat ndaw yi ci dindil leen seeni stress dindil leen seen timidité préparer leen defal leen les techniques d'entretien et de recherche d'emploi maanaam préparer leen ci naka la ñuy jëlee seen diplôme bi dem mun koo jëriñoo maanaam dem tey entretien ñu poser leen ay questions xool seen accoutrement ñu mën ciy génn boobu moment yooyu foofu lañ ko gënoon a accès ñu gis ne Sénégal bëri na ay ndaw ya nga xam ne yor nañuy diplôme di dem entretien di échec mais dañoo xamul ndeke naka la ñuy préparer woo pour dem ci entretien ba loolu may ñu nag benn aura bu doy waar a doy waar ñuy liggéey ak ay nit ñu bari yenn écoles yi wóoluñu tamit dénkuñu seeni étudiants yenn politiciens yi tamit wóoluñu dénkuñu seeni étudiants noonu daal lañu ci noonu la ñu def ba tey ji mën naa ne bëri na fa nga xam ne daal tey ñu ngi fay taxaw di def ay séminaire di intervenir nag ci domaine yu bari mais nag tout en respectant li nga xam ne moom mooy suñu base
waaw base bi nag duñ ko mus a bàyyi mooy ñun dañoo gëm ne lépp lu ñu def doomu aadama lañ koy defal mu jëriñu ci mën a am une progression rapide sans faille ba pare lépp luy point négatif ci moom dañ koy dindi def ko mu nekk nit ku positif vivre dans une société avec des pensées positives. ginnaaw loolu ndax bi ngeen kiiyee ba léegi jot ngeen structuré léegi ndax am ngeen ay locaux yoo xamante ni permettre na leen fa ngeen di xëy am fa seen i bureau ñi nga xam ne ñoo leen di sollicité aussi nga leen di jox ay adresse ñu fay ñëw pour mën a tamit yebbeeku comme ni nga ko waxee li nekk si ñoom te neexu leen ñuy dund ak moom. loolu nag dana ma neex sax ma wax ko parce que sama xel sax dem na ci sama soxna bi mu may wax ne ma tey ngaa bàyyi li wuti leneen boobu metti woon na maa ngi koy gërëm soxna Maye Diouf nekk nit ku mën a muñ nit ku gëm yàlla parce que moment yooyu metti na xam nga Sénégal balaa ñu laa xam day metti ñu nekkoon ci benn école bi àll ñu benn salle ak benn bureau ñuy xëy bu ñu xëyee dañuy toog di xoolante ba ngoon jot du ñu gis dara yàlla dogal ma nekkoon responsable marketing ci école bi ma def samay pexe ba am ci étudiants yi dugal ci saal yi groupe bi ma njëkk a am bi ma leen dugalee ci saal yi laata may def une semaine ak ñoom boobu séminaire yi maa ngi koy def 1 mois pour rek nit ñi xam ma mais bi may def une semaine ak ñoom am naa 2e groupe ba am 3e groupe ma def ko ay tarif yu yomb nag te lu ci bëri sax tarif yi sa nit da doon ñëw sax jox ma xaaju tarif bi ma waxoon ma ne ko dugal parce que boobu nit ñi xamuñ lan la ñuy def mais ñun xam nañ fi ñu jëm ñu gëm ne dinañ ko réussir ñu nekk ci jóge foofu noonu nekk Liberté 6 am fa tamit benn collaboration nekk ci benn yokk sax mën naa ne am 2 salle ak benn bureau foofu it ñu doxal fa bañ fa jógee yàlla dogal ñu ubbi école parce que jaar nañ ci ubbi école nekk ko en partenariat ak benn waay ja nga xam ne moom la ñu àndoon di liggéeyal bi ñu ubbee école bi CEFAS la école bi tudd du publicité mais loolu amul solo comme àdduna amul solo jóge nañ fa waaye loolu suñu doom la ndax ñoo ko jur ñoo ko defar ba mu àgg fi mu àgg tey waaw bañ fa jógee tamit ba léegi ñu ngi doon téye suñu plus-value bañ fa jógee ci la ñu nekk tey ji Parcelles Assainies unité 13 di gërëmaale ki nga xam ne moo yor sama lépp muy Chérif Camara moom moo yor sama chaîne YouTube moo yor sama Facebook moo yor sama lépp loo xam ne dama koy def moom moo koy def donc ma fay jaaree di ko gërëm di gërëm nag sama famille aussi ci ni ñu ma soutenir parce que c'est pas évident parce que dañ lay xoole bëtu jàng nga ba pare am say diplôme demoo liggéey ndax nga topp naan da ngay def ay séminaire parce que Sénégal amuñ culture entrepreneuriat te ñun li ñu gëm mooy entreprendre te yàkkamtiwuñu ndax gëm nañ ne li nga xam ne moom lañ bëgg te di ko def te tax ñu bàyyi lépp incha allahu rabbi dinañ ci réussir ñun loolu la ñu gëm te sant nañ ci yàlla bu baax a baax ndax comme li ma la waxoon rek moo waral seen teewaay fii. ci loolu da nga wax lu am solo mooy seen premier pas ni ngeen débuté ak étudiants yi est-ce que yomboon na pour ngeen convaincre leen ak yan maanaam objectif ngeen leen tegaloon ba tax ñoom ngeen convaincre leen ba ñu ñëw fekk si leen. waaw bi nga xamee ne commencé nañ ko dañu am ay partenaires insertion lañ doon defaale dañ leen doon former pare dugal leen ci entreprise mais dañ leen doon wax benn affaire c'est-à-dire loolu tey dama koy gën a leeral ñun on ne garantit à personne un emploi c'est-à-dire ñun nekkuñ woon ay nit ña nga xam li tax ñu mën a taxaw tey ci télé bu ne ñu toog di wax parce que dañoo musul nax nit c'est-à-dire ñun da ngay ñëw ñu ne la ñun dañ lay former jàngal la les techniques d'entretien et de recherche d'emploi defaral la ni ñuy defaree CV les techniques de rédaction professionnelle jël sa CV yóbbu ko ci entreprise ñooñu dañ lay woo nga def entretien su yàlla dogalee nga réussir entretien bi mën ngaa dem nga liggéey foofu mais soo ko réussirul xamal ne say compétence moo des nga toog ñëwaat préparé wu wala nga tenté jiwaat chance feneen donc loolu soo koy def da ngay nekk à l'aise parce que du ñu garanti kenn parce que comme li may wax souvent amul benn doomu aadama bu mun a garanti liggéey parce que garanti liggéey yow sax sa garanti liggéey garanti wul
parce que même bu dee CDI yi nga am mun nañ la dàq pour raison économique donc amul kenn ku liggéeyam garantie ci àdduna donc yàlla rek mooy garantie il faut que tamit nit ñi di bàyyi xel ci seeni communication suñuy wax mbaa ñu yor lu mel ni entreprise nañu moytu di garantie nit ki ne ko à 100% dinaa la defal nangam ñun ci noonu ci lañ tàmbalee di dugal ay nit ci ay entreprise centre d'appel yi mu ngi fi woon am na yeneen entreprise yi nga xam dañ lay jël nga dem defi stage et tout ça donc ci noonu lañ tàmbalee di ko def ba nit ñi tey jii xam ñu ci nag njub parce que quoi qu'on puisse dire boobu ba léegi on touche du bois ñu ngi sant yàlla bu baax a baax musuñ ci am problème musuñ ci am benn problème donc encore une fois loolu occasion la pour man ma lancé waat jeunes yi appel ma ne leen nit ki booy entreprendre da ngay entreprendre ci loo bëgg du saa gën ne waa Khass TV réussir nañ lii rek man damay dem ma def comme ñoom da ngay dem nga entreprendre ci la nga xam ne mën nga ko xam nga ko te bëgg nga ko bu boobaa doo ci xool am li nga ciy xool mooy ñi ciy jëriñu ndax tey ji am na ay doomu aadama ya nga xam ne bu newuloon Plus-Value Group seen àdduna duñu mus a xam lan mooy salaire te tey jii ñooñu am nañ salaire bay taxawu seen waajur am na ci ña nga xam ne sax fañ leen dugaloon doon nañ fay chef am na ñeneen ña nga xam ne génn nañ foofa tey ba yor ay responsabilité kon ñun satisfaction boobu rek lañ ci am te ñooñu ñoo na tey amaana sax lañ ñu fay bu ñu la ko waxoon tey da nga nan loolu mënul ne waaye jëloon nañ ko ngir xam ne rek la ñu def ci ñoom dañuy participer ci suñu société dimbale doomu aadama yi rek dimbale tamit jeunes yi ñu mën a comprendre que ne le monde d'aujourd'hui le diplôme seul ne suffit pas il faut juste que nga accompagner ko avec une bonne préparation pour avoir une insertion facile en entreprise loolu moo ñu taxoon a def lu mel noonu. ci loolu ba tey ci laaj yi am na laaj boo xam ne ji dafa am solo parce que séminaire yi ngeen di def. À chaque fois bu jeexee dañ koy sanctionner ak benn attestation est-ce que attestation yooyu nekk na loo xamante ni ji c'est reconnu par l'État par le ministère de l'Éducation nationale. Très bien xam nga bu fekkee da nga yor cabinet encore une fois ñun yoruñ école ñun cabinet lañ yor moo tax sax dañoo appellation bi dañ ko def mu leer. mën nañ ko def diplôme d'honneur. maanaam mën nañ ko tuddee attestation de participation. parce que formation man formation rek laa xam. ci laa jaar. dafa am formation ya nga xam ne courte durée lañ koy wax yooyu nit ki mënu ci am diplôme formation bu passé wul 1 an nit mënu ci am diplôme il faut que tamit yooyu sénégalais yi xam ko parce que du saa gën ne dañ leen ciy nax wala leneen mais formation 3 mois ba 6 mois d'habitude nit ki lim ci mën a am mooy attestation ñun dañoo jël suñu entreprise dem APIX régulariser ko am suñu NINEA am suñu registre de commerce la ñu déclaré ne moom la ñuy def jusqu'à présent loolu la ñuy def bu fekkee nag dañ ko bëgg a def leneen moo tax ma ne la sànq ci biir wax bañ demee ba nga xam ne collaboré nañ ak ka nga xam ne école la woon beneen tur nga dégg ma wax mais Plus-Value bi ça reste toujours un cabinet boobu nag képp ku mu defal formation jox la attestation boobu noonu moom la ñuy jëlaale sa CV yóbbulu ko ci suñuy partenaire te partenaires yi tamit dañu ñëw signer partenariat ak yow ne la nag ñun waxuñ nga jël leen par force ñun dañ ne la booy yi préparé nañ leen wóolu nañ leen soo leen woowee entretien bu ñu réussir entretien bi nga soxla leen nga jël leen su fekkee soxla woo leen aussi delloo ñun ñu xool faneen fu ñu leen dugal donc encore une fois comme li may wax rek lépp lu waay di def na leer entreprendre am na solo lool waaye boo jàppee ne da ngay nax nit ñi pour mën a jaar ci seen kaw pour mën a évoluer yàlla moo lay téel boppam na nit ñi gëm ne doomu aadama yi bu ñu la wutsee da nga leen war a jox la ñu wut la ñu wut si bu ko defee mu mun leen a jëriñ ci seen àdduna tey jii gëm naa ne am na ña nga xam ne bu ñu seetaanee lii danañ xam ne ñun jëriñ nañ leen kon te loolu rek satisfaction la. kon ci loolu Plus-Value Group mën nañ jàpp ni grenier la wala banque de données boo xamante ni ji c'est pour maanaam promouvoir li nga xam ni mooy l'emploi des jeunes surtout. waaw xam nga boo nee maison d'intérim d'habitude foofu la sa xel di dem li nga waxee nii maison d'intérim moo tax ma ne cabinet encore une fois parce que objectif bi du insertion bi objectif bi mooy préparation bi demoon nañ ba nit ñi foog ko maison d'intérim c'est-à-dire insertion bi dañ ko c'est un surplus mais li nga xam ne moom lañ doon def mooy préparer la personne am na ña nga xam ne dañ leen doon préparer ba pare ñoom ñu dem entreprendre nekkuñu woon ay nit ña nga xam ne dañoo bëgg a dem entreprise am na ña nga xam ne entreprise lañ nekk ba pare parce que c'est-à-dire ñi nekk entreprise ba pare ñooñu li ñu soxla mooy xam
naka la ñuy génnee li nga xam ne moo leen di bloqué c'est-à-dire les pensées limitantes yi nga xam ne am nañ ko ñoom loolu lañ soxla loolu lañ ut si moo tax cabinet bi ku nekk li nga ut si woon mais am na ña nga xam ne nag il fallait que ñu jaar foofu noonu pour xam lan mooy entreprise parce que am na ay nit ña nga xam ne jàng nañ ba pare mais xamuñ naka la ñuy duggee ci entreprise dañoo déposer ba sonn marabu bu ne gis nañ ko mënuñoo fexe ba jàll mais ñëw nañ foofu ñu préparer leen ñu réussir entretien tey jii dem nañ ba mën naa ne mën nañ sax former ay nit parce que dañ leen ko joxoon ak yéene moo tax daal li nit di def rek na ci ànd ak yéene wax fa dëgg yàlla du maison d'intérim cabinet la buy assister doomu aadama yi wax fa dëgg yàlla du maison d'intérim. kon mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan fii ci seen Khass TV loolu yaakaar naa ni nekk na loo xam ne mi ngi commencé bu leerul woon tamit mi ngi commencé leer ci boppu ñi ñuy seetaan rawatina ñi nga xam ni dañu nekk ay jeunes nekk à la recherche d'un emploi loolu yaakaar naa ni c'est très important pour ñu def la part des choses. alors du coup dañuy xool ci li nga xam ni tamit dafa jëm ci toujours ci côté emploi boobu nga xam ni Sénégal ku ne xam ne ni le taux de chômage est tellement élevé. L'offre est ni ñu koy waxati est supérieure à la demande. loolu mu nekk loo xamante ni ji yaakaar naa ni su fekkee ni toll nañ ci réew bu mel noonu. L'offre est inférieure à la demande. Non, je me suis trompé. L'offre est inférieure à la demande. La demande est supérieure à l'offre. Alors loolu su fekkee mu mën ni ñun suñu milieu entreprise wala suñu marché d'emploi dafa tuuti par rapport ak ñi nga xam ni ñooy génn ci école yi. wala ñi nga xam ni nekk nañ ci secteur même informel bi te di yëngatu ci yenn profession yi mais mënuñoo am fu ñu daane seen doole est-ce que loolu tamit yéen am ngeen ci benn vision pour gën a mën a yee nit ñi tamit ci li ngeen di def pas ay moyens matériels mais ci li nga xam ni mooy ressources humaines. waaw ginnaaw bi ñu jaaree ci entreprise ba xam réalité entreprise yi xam tamit genre contrat ya fa nekk xamit naka nga fay duggee dafa am lu ñu gëm. ñun dañoo gëm en tant que ndaw ne mën nañoo créer ay emploi ñun gis nga potentiel bi nekk Sénégal bu ñu ko xeeb y a de bons formateurs y a de bonnes écoles li ñuy lancer mooy ce qui manque mooy accompagnement gis nga état bi bu defoon une politique d'accompagnement des jeunes yi nga xam ne ñoom ñoo bëgg entreprendre Sénégal dootul am jafe-jafe xëy. ci occasion bi laay wax c'est-à-dire DER bi rafet na mais DER c'est-à-dire boo xoolee li muy signifier entrepreneuriat rapide c'est-à-dire entrepreneuriat mënul rapide financement rapide la ñuy wax c'est-à-dire c'est le financement qui fait défaut mais entrepreneuriat c'est-à-dire entreprendre bu fekkee ne idée bi ñor na sa bopp rapidité yow doo ko soxla c'est-à-dire le financement s'il est rapide c'est-à-dire obligatoirement yow li nga entreprendre dina la jëriñ. donc man foofu damay xaw a toujours dama naan définition bi nanguwuma ci délégation à l'entrepreneuriat rapide nanguwuma loolu à l'investissement rapide laa nangu délégation à l'investissement rapide man noonu laa koy tudde parce que investissement mooy problème mu jeunes yi idée bi day nekk yëf yi day nekk ci yow projet bi nekk ci yow mais amul benn banque bu la mën a assister amul kenn koo mën a dem pour mu jàppale la nga mën a taxawal te d'habitude li ngay soxla mooy benn local ba nga xam ne da nga koy accompagner avec des matériels bureautiques c'est-à-dire loolu c'est très simple les matériels de bureau table lu yomb nga soxla benn coût ba nga xam ne avec 500 000 ou 1 million mën ngaa commencer say activité loolu tey jii bu fekkoon ne état bi wax na banques yi ne leen accompagner leen jeunes yi après bu ko defee c'est-à-dire encadrer ko c'est-à-dire lépp loo gis dafa am encadrement mais tey jii kon gëm naa ne lu ci bëri kon du ñu toog fii di jàmbat ay liggéey ñaata nit ñoo jàng ba pare tey jii musuñoo xëy te kii jàng lim ci séntu mooy am liggéey léegi nag am liggéey ñaari fànn la soit dañ lay jël mbaa ngay dem ubbi sa yëfu bopp ubbi sa yëfu bopp nag gëm nañ ne Sénégal fii mën nañ ko di def parce que li nit ñi soxla Sénégal bari na yu bëree bëri am na lu xew ci biti ñun soxla nañ ko te am nañ ñu ko mën a def fii mais ay moyens lañ amul pour def ko boobu tamit ñu ngi ciy lancé appel le président de la République Macky Sall di ko wax ne wax fa dëgg yàlla réew mi mu nekk réew mu neex a defar la réewu gëm yàlla la réewu yaakaar la réewu ndaw yi koo ci wax mu ne yàlla baax na boo nekkee ci réew mu mel noonu li nga xam ne moom nga war a def mooy di bàyyi xel ndaw yi fii muñ rek la ñuy def dañuy muñ da ngay gis ku dem ba am 35 ans dara am leeragul mais day toog muñ naan dina baax
kon ku mel noonu boo koy jàppale yomb na da ngay xoolaat ci sa doxalin rek moom nga fekk si ko ci doxalinam pour mun koo jàppale pousse ko mu dem. encore une fois ñu ngi koy ñaan na gën a dooleel ndaw yi ndawu Sénégal ay ndaw yu jàmbaar lañu nañu gën a dooleel ndaw yi bu ko defee Sénégal dina jëm ci kanam parce que man gëm naa ne Sénégal ndaw yi ñoo ko mën a jëmale ci kanam. loolu yaakaar naa ni bokk na ci kàddu yi nga xam ni ñii seetaan dinañ ko gën a soxla surtout ndaw ñi dafa am laaj boo xam ne ji aussi képp koo xamante ni ji yaa ngi yëngatu ci wàllu maanaam li nga xam ni mooy utum xëy toujours day nekk loo xamante ni ji lu la ñor lay doon ñor googu mooy lan li nga xam ni mooy damaa bëgg jàppale samay waajur damaa bëgg dimbali sama pap wala damaa bëgg yóbbu sama yaay màkk yooyu terme yooyu toujours day ñëw ci li nga xam ni mooy suñu société mu nekk ay réalité ak influence yoo xamante ni ji souvent ñun dañ ci focaliser wu mooy doomi diw gis nga yéen a maase yéen a jàngandoo tekki na te yow tekki woo wala sa doomu tante bi ci nekk ci kër gi man maay aaw mi ngi nii barki dem la fi ñëw doomam tekki na te tekki woo est-ce que psychologiquement ci côté boobu aussi bàyyi ngeen ci xel di ci ñaax ndaw li ak surtout aji jur yi nag. waaw foofu damay wax ne def naa ci benn vidéo ci Boy Gningue Plus-Value Group sama chaîne YouTube def naa ci benn vidéo ma ne la réussite ce n'est pas le début des projets mais c'est la fin des projets kañ la doomu aadama bi di am une finalité de projet mooy bés ba nga xamee ne ñu ngi koy jël di ko jàng-jàngee di ko dugal ci pax kon la réussite en tant que telle c'est la mort wax naa ko ñu bëri comprendre ñu woon tey di nga ma may occasion ma wax ko mbaa xam nga ne bépp projet boo am ba réaliser ko fàtte nga projet boobu yow beneen projet ngay dëgmal te yow jàpp nga ne boo jàngee ba pare ba commencé am liggéey jàpp nga ne réussir nga loolu laa leeral ma ne tey jii Youssou Ndour mi nga xam ne tey àgg na fenn fi ci niveau ba tey jii yàlla dimbale ko mu am tey jii teraanga est-ce que yem na ci woy ba ubbiwul télé est-ce que yem na ca am na yeneen ak yeneen ya nga xam ne mu ngi ñëw te moom moo ko moom réussirul réussir na su ko neexoon yem ca réussite am maanaam woy la doon def réussir na ci mais dugg na ci beneen domaine donc la réussite en tant que telle il faut que tamit ñu débat ci ñu xamal nit ñi ne leen la réussite c'est la finalité des projets mais c'est pas le début des projets parce que projet boo def rek ne ah man de réussir naa sama projet toogal na yàccaaral foog ngay doxal te tant que yaa ngi doxal c'est-à-dire da ngay gis ay yeneen da ngay am yeneen ambition donc li nga xam ne man loolu laay wax foofu noonu mooy bu kenn yàkkamti gis nga teral say waajur da ngay njëkk ci teral sa bopp te gis nga pour nga teral sa bopp il faut que nga def la nga xam ne say waajur kenn du leen jam kenn du leen saaga kenn du leen xarab kenn du leen wax ju ñaaw parce que nit ki ni ngay terale sa bopp mooy fexe ba doo dugg ci lu ñu lay xeebe fexe ba doo def lu ñu lay xeebe fexe ba doo yablu say waajur fexe ba doo dugg ci la nga xam ne dalay tàggaleeg sa sago fexe ba melokaan bi ngay mel képp ku la gis dalay xemem bëgg laa jur noonu ngay sagale sa bopp léegi nag sagal say waajur bu ñu ko accès rek ci jox leen teraanga sagal say waajur àgg na ci ñu lay xool di la ñaanal di bég ci yow ndax sa melokaan yar la ci jullit yar la ci kersa def ci yow éducation ba nga xam ne fépp foo dem da nga koy yóbbaale sagal nga leen bu ñu accès débat bi ci xaalis c'est-à-dire askanu Sénégal loolooy seen jafe-jafe ñoom lépp lu ñuy wax rek ça tourne autour de l'argent encore une fois c'est un papier bout de papier la bu ñu numéroté ay numéro lañ ci def tey bu ma jëloon papier bi xotti ko ñëpp noppi su ma génne woon fii 10 000 xotti ko ñëpp ne toroxal na xaalis alors que au début papier la mais dañ ci def encre def ci ay numéro waru laa gën a gore waru laa gën maanaam warul fexe ba yow nga perte sa dignité donc ñun ndaw yi nga xam ne ñoo doon ñëw ci ñun dignité lañ leen doon wax valeur c'est-à-dire il faut que doomu adama bi xam ne avant tout moom moo nekk au centre de la réflexion rien ne dépasse l'humain lépp lu ñëw da koy gunge oto yi kër yi lépp da lay gunge mais yow lay fekk si c'est-à-dire yow yaay mbir mi yow yaay centre bi xaalis boo ko amee ak boo ko amul yépp da nga war a yemale loolu nga dund comme si am nga ko. mais pression sociale bi waaw loolu mënul ñàkk
gisin yi foog muy wuute loolu mooy société dañ ko bâtir ci maanaam mbir yi duñu bokk gis-gis yu wuute waa ki nga xam ne gis-gisam mooy doomu diw tekki na te yow tekki woo waa léegi kooku mënoo dara ci gis-gisam parce que yow gëm nga ne yow am nga lu nekk ci yow la nga xam ne kenn du ko dogal c'est-à-dire on ne peut pas être dans le secret des dieux yàlla li mu dogal ci doomu aadama bi moom moo ko xam ku la ne woon di nga toog fii ak man ku ma ne woon bi dinaa toog fii ak yow yàlla li mu dogal doomu aadama mënu ci dara moo tax il faut que ñu bàyyi tamit domaine réservé ñu bàyyee ko yàlla xam nga li nit ñi wax ci yow na la yokk jom c'est-à-dire nit ki bul am lu négatif ci yow maanaam lépp lu nit ci wax ci yow doo tekki di nga torox di nga nangam na doon lu positif ci yow nekk lu lay ñaax nekk lu lay yokk jom te nga bàyyee nag sa bopp yàlla tey sabab lu tey góorgóorlu sabab luy góorgóorlu mooy boo xëyee génnal wuutil bàyyee sa bopp yàlla parce que dafa am la nga xam ne yàlla moo koy dogal ci doomu aadama bi allah kulli xaal kenn mënu ci dara su waree ñëw day ñëw bu warul ñëw aussi munoo wax a wax ba mu ñëw waaye daal li ñuy wax réussite ci Sénégal war nañ ko xoolaat diw tekki na man day terme boobu xaw na maa jaaxal lool diw tekki na te diw boobu noona mën nañoo xëy dàq ko wala diw boobu noonu mën naa xëy ñu yóbbu ko prison wala diw yooyee doy na waar nañ ko xoolaat man daal pour man lay la nga xam ne moo gën ca tekki mooy nga boole kook ay valeur boole kook sa dignité boole kook sa maanaam say réalité réew nga xam ni ngay doxale bañ di xaste bañ di wax naka sudul noonu man daal loolu laa gëm. Donc souvent on a l'habitude de dire la réussite n'est pas d'aller de succès en succès mais de se relever autant de fois qu'on est tombé. Alors loolu tamit nit ñi il faut ñu ciy bàyyi xel comme ni nga ko wax rek la réussite c'est pas au début des projets mais à la fin. loolu mu nekk confirmation boo xamante ni ji parce que am na ndaw ñu ko comprendre waaye mooy pression sociale boobu ma lay wax noonu. surtout tamit suñu parents yi surtout. nañuy bàyyi xel ci loolu ba ñu dugal seen doom yi si naka su dul noonu. kon ci xam naa ni waxtu mi ñuy dab. laaj bi nga xam ni moom la ñuy tëjee rek avant ñu lay jox kàddu gu mujj gi. mooy ku ne xam na ni entreprise buy yëngatu. dina am ay retombées. dina jéem a collecter ay fonds yoo xam ne ji mooy tax muy rouler li nga xam ni. mooy entreprise am. yéen fonds yooyu nan lay ñëwee ci partenaire la wala ci séminaire yi ngeen def ñu leen fay la wala expliquez-vous comment nan lay ngeen kiy def collecté boobu. waaw lu ci bëri nag wax fa dëgg yàlla ci séminaire lay ñëwee waaye tamit xam nga boo nekkee ci mbir di ci yëngu fokk am ñu lay taxaw occasion boobu laay am pour gërëm ka nga xam ne man daf maa gëm muy Abdoulaye Ñing inspecteur des impôts et domaines ma koy ñaanal yàlla na ko yàlla yokk ba mu yëg ko man daf maa gëm dafa bokk ci ni ma jàppale Pape Fall bi nga xam ne grand Pape Fall nekk Sénat assurance moom it daf ma gëm coaching daf ma jàppale samay waajur dama am chance dañu gëm li may def dañ ma jàppale tey jii fii ñu toog sama tante maa ngi koy nuyu de passage mu nga ba Genève mais bi ñu ko waxee émission bi daf ni ma doo ko defee fenn fii nga koy defee jox ma ay moyens xam nga loolu kon gëm-gëm la moo tax ma ne la retombées yi fu ne lay jóge c'est-à-dire da ngay toog sax nit yéene la defal la nga xam ne mënoo koo am ci séminaire grand bi nga xam ne moom a njëkk a gëm yëkkati enveloppe bu duun booba sax gars yi dañ ne woon waaw mais enveloppe bi moom xanaa grand bi daa juum muy magay booy nekk inspecteur des impôts et domaines yóbbu ma xombol ma def fa 2 jours defal ko séminaire gis nga bi ma fayee dama man sama bopp dama xawoon am sax émotion tellement que somme bi ma jox moo bari moo tax ma ne la lépp looy def na nga ko bëgg waaye tamit na nga ci gis sa bopp waaw mën gi am na ci solo yàlla nag mooy mën loo nit waaye gëm naa ne mbëggeel ci dara mën na laa yóbbu jusqu'au bout te lii dañ koo bëgg moo tax xaaruñ ci ma Samba xaaruñ ci ma Demba képp koo xam ne ñëw na jàppale ñu rek dañuy ànd ak yow am naa nag sponsor ba nga xam ne tey jii moom moo sax jaar fii moom daf may sponsorisé keroog rek wax naa ko ci émission bi may gërëmaale tamit Mbayang mi nga xam ne invité woon na ma 2S muy Moustapha Seck borom menuiserie Taïf nekk en face Pikine Icotaf daf may jàppale te yàlla rek tax maanaam moom dafa c'est-à-dire daf ne moom man lay sponsorisé man
tey jii bu Khass TV ñëwoon tey maanaam danaan man yow laa sponsorisé wu ma Khass TV di jël kopparam di ma ko jox di maanaam lu bëri mu koy def ci man kooku dama koy sant di ko gërëm dama koy sant bu baax di ko gërëm numéro am di 77 524 78 74 mu nekk nit ka nga xam ne mën na laa defal lu baree bari ci mbirum ay meuble ak yu ni mel voilà. kon kàddu gu mujj gi rek mooy li ngay tëjee loo xamante ni ji da nga ko jagleel askan wi ak téléspectateurs yi ñuy seetaan surtout nag nga ñambaas ci tuuti rek une minute parce que waxtu bi dab nañu ci li jëm ci li nga xam ne moo fi xew ñu ñëpp ñu war a ñaan mu jóge fi muy mbas mi nga xam ne tënk nañu bari. fa la ñu waroon njëkkee mais dinaa leen jaajëfal bu baax ndaxte ay ndaw ngeen di liggéey gis ndaw di liggéey rek ngeen ñëw ne da ngeen koy joxuñu leen fu lu extraordinaire da ngeen a toog seetaan ñu télé am yéene def ak ñun émission ngir wane suñu liggéey loolu amuñ seen pay yàlla mi am pay yàlla na leen fay yëkkati leen ba ngeen di concurrencer ay canal info te yàlla mën na ko te dina ko def ci barke li ñu yaakaar ñun ñëpp waaw mbas mi dama ciy def ay vidéo gars yi nag xam nga li may wax souvent gars yi dañ ne man damaa gëm mbas mi ndax man damaa ragal waaw man damaa gëm ne yàllaa ngi wane boppam man noonu laa ci gëm jàngat gu ma ci am mooy yàlla mooy wane boppam ku dul yàlla mënu ko fay jële nañu ñaan nag ndaxte yàlla c'est-à-dire dafa bëgg jaamam jàq dellu ci moom mais tout en respectant les mesures barrières moytul lii moytul yow jàngoo loolu ka ko jàng neen la moytu ko mais moytu ko loola dafa am solo moytul na ñëpp ànd booloo ci ginnaaw président Macky Sall defuñ ko ngir politique defuñ ko ngir dara dañ koy def uniquement parce que dañoo war a jële fii mbas mi xeex ko ba mu jeex boole ko ay ñaan mais li ñu gis Sénégal mooy ñëpp a démissionné kenn faaleetul mbas mi te mu ngi fi ba léegi nañu takk masque yi ci kaddu gi ñu ko mën a waxe mooy nguufa c'est-à-dire ci olof maanaam nañu jël nguufa yi takk ko da ci am solo lool bu ko defee yàlla mën nañoo dimbale aar ñu jële fi mbas mi ñu tàggatoo comme émission bi jeex na gàtt na lool ndax bëggoon nañ gën a développer mais comme du séminaire dañuy xam nuñ ko fi yemale occasion la pour ñun ñu gërëm suñuy waajur gërëm tamit ñi ñu jàppale gis nga nit ki boo amee ñu la taxaw occasion yi mel ni mënoo leen ñàkk gërëm man damay gërëm sama famille duma lim sax kenn tey dama naan toute ma famille la famille ñing non man mënuma leen a fay di gërëm Fatou Sow mi nga xam ne tey lu bari mu ngi koy def ci man doon sama rakk Pape Sow di magam ni ñu may taxawoo dama ci am kersa maanaam nit ñi dañ may taxawu man ba dama naan man ñii lan laa leen defal pourtant du dara dañ maa gëm rek ñoom dañoo gëm ne man lii may def Sénégal yëpp dinañ ko dégg ñuy yëkkati seeni teraanga di ma ko jox des fois mu metti lool surtout ak mbas mi xam nga dañ ñoo aye public yëf yi day xaw a metti dañoo impacté nag dañoo impacté parce que defatuñ séminaire waaye yëguñ ko tey lañ sax gën a am teraanga ndax nit ñi nga xam ne ñoo ñu gëm donc encore une fois ñu ngi sant yàlla bu baax nag di gërëm ñëpp di gërëm Sénégal yëpp di ñaanal ñëpp képp ku entreprendre yàlla na la yàlla taxawu jàppale la ba sa entreprise àgg fi nga bëgg mu àgg yàlla na yàlla taxawu ñëpp yàlla jàppale ñëpp jële fi mbas mi di remercier ñëpp di remercier di ñaanal sama benn grand frère bu feebar muy suñu taawu kër muy Pape Ibrahima Ñinga yàlla na ko yàlla yëkkati ci daraja Seydina Muhammad yàlla na ko yàlla yëkkati yàlla may ko tan bu baax a baax a baax ndax nit kooku xolam kenn amu ko ci àdduna nit ku baax a baax la jërëjëf. voilà mbokku téléspectateurs yi nga xam ni ñoo doon suivre fii ci Khass TV si seen télévision préférée waaye tamit suñu mbokku internautes yi nga xam ni ñu ngi ñuy bàyyi xel partout dans le monde rawatina ñi nga xam ni mooy les Sénégalais de la diaspora tey seen biir émission Yaatal Géew bi ñoo déplacé woon ñëw ba fii nga xam ni mooy ci kër Ibrahima Gningue di nekk directeur général Plus Value Group nga xam ni ñu ngi liggéey bu am solo jëme ko ci askan wi nan la ñuy def ba ndaw ñi gën a mën a amam xëy ngir mën a dimbali seen i waajur waaye tamit ngir mën a am lu ñu suturloo mu nekk loo xamante ni yaakaar naa ni képp koo xamante ni ji sénégalais nga wala doomu aadama tout court
te nga xool li ñuy def te muy jëmee askan kanam te xam nañ fi muy commencé mais bu ñu xam fu ñuy yem war ngeen leen teg loxo kon yàlla mi nga xam ne mooy tegaate loxo yàlla na leen teg loxo képp koo xam ne ji yaa ngi xëy di jéemantu ngir am loo suturloo waaye am loo dimbalee sa njaboot ak say waajur kon di jaajëfal équipe technique bi ma àndaloon ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn chauffeur yeeg caméraman yeeg ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous ci beneen numéro